bàyyi gars yi ci biir duñu conseil dañu teg ci yoon ba fi ma wax ak barki démb laa ko mujj vocal WhatsApp daf may toon donc loolu daf ci am solo nañuy bàyyi xel ci yàlla te xam ne yaa àdduna day jeex muy producteur bi liggéeyloo artiste bi muy kii liggéeyloo caméraman bi muy kii liggéey ba ci kii téye perche bi ba ci kii téye lumière ba ci régisseur bi nañ leen respecté liggéey dafa doy waar ñàkk dafa garaaw waaw ku xam li ci lekk ñàkk jàmbur ku xam lu ci nekk lu ci suñu borom wax da nga koy moytu nit ki nag dina ko xam di def lu ko neex day am nit tamit dina ko xam waaye du ko def nit tamit dina ko def waaye du ko xam kon nañ moytu loolu lu waay yellool lañ ko jox bu artiste bi ñëwee di liggéeyloo boo xamee ne acteur principal wala actrice principale lii la yellool ci projet bu toll nii jox ko boo ko liggéeyloowee mu dem ba am fu mu yóbbul film bi parce que tamit nañu waxante dëgg film day ñëw riche lool artiste yàq ko wàccee ko waaye film day ñëw bon du neex du riche artiste yëkkati ko artiste dañ ko fay temps mu yëkkati niveau première saison ba mu yegg foo xam ne ñëpp di wax ni mais yow amal ngoru xam ne moom li nga am ci moom bari na bu deuxième saison di ñëw waroo sax xaar ma la yokkal ma yooyu loolu diggante nit ak morom ke la war a doon man boog loolu laa xam man su ma lay liggéeyloo li nga may liggéeyloo tey ma ci doon séntu 5000 indil nga ma ci 15000 non bu ñuy dem ci deuxième fois bi 15 millions nga ëpp naa si jënd junni yokk ci li ma la fayoon xam ne suñu diggante la amitié bi continuer mais ñu war a liggéey muy ñaaw daal rafetlu wu ma kon na gars yi di respectante yërëm artistes yi te xam ne art bi metti na te ñu ngi daj lu ne pour art bi daal voilà loolu laa ci doon. kon mbokk yi xarit ñi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la Meissa wax muy kàddu yi nga xamante ni kàddu yu am solo la waaye Meissa dinaa ñëw si benn question boo xamante ni dafa jaaxal ba tey Sénégalais yu bëri mooy Sénégal léegi du ñu toog benn semaine wala 2 semaines boo xamante ni du ñu dégg benn artiste boo xamante ni damay wax ni daf na toj Sénégal est-ce que est-ce que siw ñëpp ko àttan parce que lu tax ma wax loolu mooy tey bu demee tey ba chaque semaine soit dinañ dégg benn artiste def na nangam wala gis nañ def lu garaaw daal loo xam ne soit affaire sexe la wala loo xamante ni tey moom artiste wax na loo xamante ni lu ëpp la xam nga parce que gis nañ yàggul dara mën naa wax tur mooy li daal duudu parce que tey ñëpp xam nañ ni tey Sénégal sutura la dëkk sutura la parce que tey fii gis nañ képp ko lu ma ko mën a waxee sax mooy képp koo gis àdduna rek mi ngi def loo xamante ni bu soñoon du siw mais est-ce que tey jotul tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy célébrité ñu xoolaat seen taxawaay parce que boo siwee am na loo xamante ni dalaa war ak loo xamante ni warul la. mais gannaaw sax xam nga ne nit matul boobooy benn bi nit matul célébrité nga am ko artiste bi nga siiwoo nga ñàkk siiwoo ci am nit nga mooy benn gis nga fi artiste bu moytu bay bëgg a dee am lu ko dal loo xam ne du coobareem am na fi gis nga fi artiste boo xam ne am na luñ ko waneel loo xam ne ba mu koy def boobu xalaatul woon a siiw ci àdduna gis nañ fi artiste boo xamante ne ni am na lu ko dal loo xam ne moom bi mu koy def rendre ci sax compte gis nañ fi artiste boo xam ne ay audio yu yàgg génn na fi nit ñi dégg ko gis nañ fi ko nekkoon ci benn télé doon jëw borom télé ba audio yi génn donc raison yi bari na ñii dañuy yàqante ñii dañ leen di fay ñuy def man dem naa ba benn instant sax dama doon posé question naan waa mooy est-ce que nekkul internet dafa am ñu fa nekk ñoo xam ne ñoo nekk ci internet di génne affaire yi loolu comprendre loo man ndax mënu ma woon gëm ne nit mooy génne loolu nit mooy def loolu moroom nitam wala artiste mais dama doon jàpp naa est-ce que du internet bi ordinateur yi ñooy génne affaire yi mais daal lu ci mënta xew nañu delloo xel si yàlla te xam ne sutura baax na ci doomu aadama mooy beneen bi mooy nañu gëm yàlla te moytu yàqante grand keroog yow ma xalaat noo doy waar trop man de jànguma sama jàngu sorul waaye man gëm naa ne yow mal xiyaam am na ñoo xam ne yàlla dina leen baal ndax yéene nit lu baax waaye am ñoo xam ne di bëggee ëllëgee yàlla leen duma ndax def nit lu bon ndax yàlla neen lu ma sàkk ci àdduna nit a ma ci gënal xam nga la ñu war a bàyyi mooy yàqante bi nañ ci suturaalante kenn ku ci nekk am nga loo xam ne yaa ngi koy def sa digganteeg sa borom te neexul yàlla waxuma ci ay wax affaire sexe ak yooyu sax de mais yow mën nga maa triande lekk sama xaalis boobu bàkkaar mais grand nit a ngi toog di wax lu dul dëgg boobu bàkkaar ban moo gën a rëy nit a ngi tas say jàmbur ci loo xam ne lan la maa tey lan moo gën a rëy nit a ngi dugg ci kër jaxase kër gi jaxase famille bi ñuy reyante donc quel que soit alpha nañu bàyyi yàqamte yi muy kaaw duudoog kaaw keneen a ci yam kenn mucc ci nag ndax nit matul man mën naa xëy suba
def loo xamante ne nii man xalaatuma woon ne dina génn ci àdduna keneen ak keneen ak keneen noonu kon nit ñi laay ñaan man nit ñi rek laay ñaan xaw ma xam ñi koy génnee dañ leen di fay daan leen génne leen xaw ma xam ñoom lay neex ñuy génnee pour am ay vie ak lu mënti xew nanu moytu réseaux sociaux yi te yu warmaalante suñu biir léegi TikTok bi da ngay xool munoo xool ñaari page ñett boo xam ne gisoo ko génn saaga ndey grand saaga ndey dañ ko def léegi comme ndox mu ñuy naan daggal nit ki ndey taxaw nii devant tout le monde yow nga xam ne mais attends ñëpp a koy seetaan kilifa yi nga wax ñaari baat ñett daggal ndey fu mu ñaawee man affaire yi dafa may sax jaaxal comprendre nga donc nañu góorgóorlu maa ngi dégg fan yi ci gis ci affaire yi ñu naan Adamo mi ngi jéggalu bàyyi na affaire yi maa ngi ñaan yàlla na continuer noonu maa ngi ko koy ñaan yàlla na continuer noonu ci barke Seydina Muhammad te di ñaan keneen ak keneen ak keneen yàlla bu yàlla may kenn xelu di yàq nit wala di weer nit ak ku mënti doon ndax nit naa la xamal ñaan nit a ngi taxaw ne fang nga naan kii daa bon wala muy fecc bu bon wala muy def jëf ju bon mu nga gis benn affaire bu bon nga jàpp ne dafa bon te fekk yow miy toog di ko wax moo la gën xool. mais grand yaa ngi wax Adamo est-ce que Adamo tamit doole bi mu am du sénégalais yi ñoo ko may parce que lu tax ma ni sénégalais yi ñoo ko may mooy tey doomu aadama wax nga ko sànq sa biir wax doomu aadama moom la yàlla gën a fonk ci kaw suuf tey bu amee nit koo xamante ni tey moom lenn rek li mooy liggéeyam mooy nekk si réseaux sociaux yi nekkoo fa lu dul te weer doomu aadama yi te man wóor na moom mi weer doomu aadama mi ngi def loo xamante ni buggul kenn xamu ko parce que fii koo fi gis rek mi ngi nëbb am na lu muy nëbb est-ce que tey kooku bu demee ba am doole du sénégalais wala nit ñi ñoo ko may doole ba tey bu ñu gisee vidéo Doudou bi li mu am si vue il paraît que sax kenn musu def direct mu amee noonu si vue est-ce que tey du sénégalais tey moo tax kooku am doole ba mu waral tey mu jël doomu aadama du leen di weer aussi. xam nga lu tax du ma xam lu ma lay tontu ci loolu xaw ma sax nan lañ koy maye doole ndax dégg nga ma. parce que réseaux sociaux ñëpp xam nañ nombre de vues xam nga nombre d'abonnés day may doole. barki Serigne Saliou Mbacke TikTok xaw ma nan lañ ci abonné barki Cheikhul Khadim sama Instagram dañ ma ko gérer xaw ma nu ñu koy ubbee TikTok xaw ma fan mooy abonné xaw ma fan mooy vue xaw ma fan mooy lay barki Serigne Saliou Mbacke donc xaw ma sax nan lañ koy maye doole xaw ma ko sax wallahi lazim moo tax kaawu Adamo ak keneen da ci man affaire réseaux sociaux yi sax man yàlla dafa ma dimbali laata may siiw laa du question que dama siiw peut être mooy laata may siiw xaw ma sax nu ñu ciy duggee aw ma page TikTok aw ma ko sama Facebook li ma ci am ay xarit ak yooyu moo tax mënu ma koo tëj mais xaw ma sax nan la ñuy mayee nit vue nan la ñuy mayee nit doole ay wala fan la ñuy viewee wala fu ñuy abonné wala ay bësal zem maa ngi koy dégg soo bëggee lii cliquer jëm xaw ma fan la ñu war a bës zem barki Serigne Saliou Mbacke parce que sawaruma ci en fait yàlla jubluwuma ko xam naa ne daal YouTube dinaa koy suivre parce que samay affaire daf fay daw Facebook am naa ko WhatsApp donc côté TikTok beeg nit ñaa ko may doole damay dégg ñu ko wax mais xaw ma mais daal dañ ko may doole wala may ñu ko doole nañu xam ne rek ñun ñëpp ay jullit lañ te après grand yàgg grand juróom ku ci nekk juróom-ñaari mètre per carré lañ lay la ma see ay góor gunge la ñu tari la Fatiha wala Falaq ak Naas wala salaatul Fatiha du yor la ci pax nga war faa wét ak sa borom ñuy ñaan suñu borom boobaa bu boobaa kenn dootul mën ñàkk mën gi ngay ñàkk moo waral nit ñi di ñaan yàlla pour mu jéggal la kon nanuy bàyyi xel ci loolu di def lu baax dëgg la nag kenn mënul pour nga jubal ci li la suñu borom sant yëpp sax dina compliqué di ko gars yi waxee mais yàlla am na lu moom te nañuy war maalante te xam ne yàgg-yàgg ñu ñëpp suuf la ñu mucc loolu rek laay. mais dama dégg léegi nga wax saaga grand pourtant léegi film yi ay saaga rek lañ ciy dégg de est-ce que ba ñuy wax théâtre film yeete moo taxu ñuy wax joxe bon exemple ku lay gis naw la di joxe loo xam te nit ki da koy gis yee ko mais dañoo gis grand léegi film yi léegi saaga yi bari nañ si ak affaire sexe yooyu de. waaw mooy li ma la wax sànq ne la ñaari kii yu ma puus rek gis saaga ndey ci TikTok bi léegi dañ dem ba def ko benn genre naan ndox. mais grand est-ce que loolu taxoon jug cinéma ay saaga sexe parce que cinéma léegi ñett yi lañ ci gis saaga sexe soit drogue léegi loolu rek lañ gis ci cinéma par rapport ak suñu ay temps daaray kocc ak yooyu noonu daal. xam nga suñu sama mbokk producteurs yi laay waxal foofu ñoo fi nekkoon ay jamono di kaas naan telenovelas yi dañ ñoo sonal. lu tax suñu télé Sénégal du jël suñu film yi comprendre nga doon la fi ay jamono ay Marimar ay Ruby ay Sublimation lëmbe woon na fi dëkk bi léegi nag gis nga ci sax couple lu ci tas ndax film yooyu léegi ñun dañ daan toog di ko kaas producteurs yi di kaas naan ay di kaas ba léegi gars yi xeex ba ñoom ñu indi seen i film ba yooyu yëpp jóge di fi xam nga gisatoo benn télé sénégalais bu ko teg daanaka
mais yow nga kaas koo kaas ba mu ñëw te kaas bi daan na ci bokk gars yi daa wax naan télénovelas day yàq xale yi du loolu lañ daan wax ay film tubaab la dañuy fóonante fii dañuy def lii ñun ñoo ko doon kaas boo ñoo jóge fi mais yow léegi yow nga war a ñëw indi ay loo xam ne day yee xale yi wala da leen éduquer ci lu baax yow nga ñëw indi bëgg a def lu pur lu télénovelas doon def mais buñ nax suñu bopp saaga bokkul ci suñu culture saagante ndey xam nga des fois nga dégg tubaab di wax ak papam papa ji wax ko dara ma ko non papa ne me mens pas yow loolu loo ko wax sa papa ci wolof man du ma ko wax donc buñ ne théâtre la lépp la ñuy développé ŋàññu ma kenn encore une fois ŋàññu ma benn série buy daw man du ma dingat kenn mais lu rafet dañ koy wax lu teguwul ci yoon dañ koy wax lu teg ci yoon lu baax tamit dañ koy wax donc daf ci am yoo xamante ne ni bu ñu demee Sénégal bay diviser film boo xam ne dañ naan nañ bàyyi ba xale yi nelaw ñu teg ko war nañ xoolaat li ñuy def newu ma nag baaxul mais tey mënuñu dàq li ñuy dàq ba pare ñoo bëgg a def lu pur loolu saaga bokkul suñu culture man dama koy wax direct gars yi di ma dégg wax ju ñaaw bokkul suñu culture am na ci série grand seetaan naa fi keroog benn série boo xam ne ci net bi séquence bi ku góor la ak ku jigéen ku góor gi sama élément la woon man sama salle la nekkoon ma koy jàngal mu nekk sama troupe ma yoroon ko daanaka mën naa ne lu mu jot a mën sax 80% yi wala 70% yi ci man la ko mënee mais barke Serigne Saliou bi ma koy seetaan muy jouer gel bi séquence bi ñaar lañ kenn ki ci piscine bi loonu jouer gel bi keneen ki jouer gel bi ci couloir bi mais billahi man sama yaram da doon taw dafa mel ni man la ndax ñoom ñaar liñ jaar ci man ndax séquence bu doy waar séquence bu bon boo xam ne loolu kenn du ko def ci mbedd comprendre nga donc rafetul te tey jii moom mi jouer séquence boobu mi ngi bëgg a doon quelqu'un ci milieu bi ndax mi ngi animé comprendre nga mi ngi bëgg a am tour te bi muy def loolu suraalewul ne ëllëg moom mën naa am tour te mën na dem ba am fu mu toll séquence boobu mën na ko yàqal lu bari pour comprendre li ma wax donc nañuy bàyyi xel ci li ñuy def ñun de VIP sañ sa Aliou Ndiaye joué na ko ñaari saison ñaari 50 séquence yi moom mooy bind mosu ci dégg nga baal ma duul sax mosoo ko ci dégg waxuma la saaga ndey day correct Aliou Ndiaye ba ci dumanam bii mu tourné na ko ba mu jeex doo ci dégg saaga donc bon gars yi nañuy bàyyiwaat xel ci li ñuy bind waaw bind mënul ñàkk mën nga mais wax ji mën nga ko woddu voilà mën nga ko woddu mais am na ci yenn yoo xamante ni c'est un peu vulgaire quoi donc nañuy bàyyi xel ci li ñuy bind. mais grand est-ce que du Sénégal tey comme li ngay wax ni léegi est-ce que film yooyu ngay wax noonu moo vulgaire affaire est-ce que du loolu parce que bu ñu xoolee film yi nga wax moo vulgaire ñiy bàyyi ba gars yi ba xale yi tëddi est-ce que du moom la ñuy gën a seetaan et puis est-ce que ëppul xaalis aussi parce que gis nañ ni film yooyu moo ëpp sponsor. waaw ba tey da nga may rejoindre droit ci la xam nga sponsor bi moom li ñuy seetaan rek la bëgg sponsor moom balaa moo dugal xaalisam day dem xool nombre de vues yi nga am ci YouTube ak yooyu yëpp da koy xool donc da nga may rejoindre droit ci li ma la wax ne la réseaux sociaux yi nañ koy moytu parce que am na si ñoo xamante ni nit mën na toog dingat benn film bu bon buy daw ci télé waaye film bi daa bon film bi daal léegi laa wax ci te bu duggee ci néegam day taal connexion bu seetaan ko kon xam nga kooku mi ngi bëgg sutura xam nga mi ngi bëgg sutura tey mën nga gis ba mais mën na ko seetaan ndax gel bi da xale bu jigéen da koo neex wala gis ku jigéen bu seetaan nag ngaam bi da koo fan mais tey mën nga toog ne wala nga toog sa njaboot wala nga ne tëddi leen j'appelle ma lii waaye film bu bon bi genre tey bu guddee ba 1h du matin 2h ba ñëpp tëdd nga taal sa connexion seetaan ko kon xam nga yow yaa ngi ut sutura yaa ngi làqatu donc da nga may rejoindre ci mu wax ne la boo xoolee nombre de vues yi muy am ci réseaux sociaux yi nga xam ne nit ñaa ngi koy seetaan kon bon doo xam looy wax d'une part donc yow li la mën rek mooy peut-être nit ñi mën nañ dingat mën nañ bañ parce que tey mag mën na ko seetaan te du ko yóbbu fenn mais xale mën na ko seetaan mu yàq ko kay loolu la donc loolu la quoi nit ñi ñi ngi mën nañ wax mën nañ dingat mais tamit bon mën nañ ko seetaan ndax bañ ku leen yàpp dem toog seen néeg ñoom ko taal seen connexion donc loolu la daal na gaa yi xoolaat daal waaw mën na rafet mën na nice voilà. mais tey question bi nga xamante ne moom la ñuy tëjee mooy duñu waxtaan ak yow te duñu tudd Pikini production nekk tey maison de production bi nga xamante ne moo nekk ci banlieue bi macha allah ñuy def liggéey bu am solo tey sa ni nga intégré Pikini ak rôle yi nga fa incarné macha allah bari na tey boo ñuy wax sa intégration Pikini ak ban rôle moo la gën a marqué ci série yi nga joué foofu yëpp. waaw Pikini production moom dama leen nuyu bu baax di nuyu Moussa Ndiaye di nuyu Ndayawlo xëy na nuyu équipe technique bi fa nekk yëpp très jege xam nga ñoom Assane Pikini man ak ñoom dañu yàgg mën naa ne moom mooy seul maison bi nga xam ne moom laa liggéey lu bari moom moo ma signé contrat Pikini li ma mën a wax si ñoom bari na parce que li ma liggéey ak ñoom bari na rôle bi ma gën a
a marqué Pikine Xabs la. lu tax mu gën la marqué. merci beaucoup parce que man dañ ma xamoon ci comédie nit ñi dañ ma xamoon ci comédie one man show mën naa taxaw ci podium di def one man show pendant 2 heures de temps one man show lu ma def du ma ci defaat te kenn du ngepp suñu borom may na ma ko peut-être nag doo ko gis ci man loolu lépp rek dama koy dalawaat ak géejawaay ñi nga xam ne ñoo ma jàngal théâtre Cheikh Mbacke Niass ñoom déetoog ñoo ñëpp et tout tan bombe li tax Xabs marqué ma mooy dafa am keneen ku doon jouer rôle boobu ki doon jouer rôle boobu dem na ba def pilote bi ñoom bi ñu toogee def visionnement bi ñu ne non kii doxul dañu wut keneen Alioune Ndiaye comme bopp bi day fees mu fàtte woon na ma parce que man joué naa ci bés xaw ma na xam nga bés wala déet benn série la bu Pikine def série boo xam ne chaque épisode ak rôle bi ngay joué du ci bokk 52 épisodes ma joué ci lu mat 18 épisodes yoo xam ne wala 20 épisodes yoo xam ne épisode bu ci nekk ak rôle bi may joué bokkul parce que série la du feuilleton te chaque rôle dama koy incarné ba mu jeex waaw moo doon daw déedéet bi Alioune Ndiaye nag foofu la loolu foofu nag la découvrir xam ne man mii dama am talent mu ne ma yow boo góorgóorlu théâtre dinañ la dégg Alioune Ndiaye moom mu wax na ma loolu léegi bi ko ngaam bi essayé doxul ñu ne dañuy changer personnage bi léegi naar si ma koy nuyu sama jigéen boobu mooy Naar Diop homicide la tudd ñoo nga Naar Diop Naar Diop mi joué rôle bi mooy rôle lu bande bi nga xam ne moom moo ci nekk sama gel Naar Diop toog ak ñoom tonton Alioune Ndiaye ñu toog ci fi ñuy tourné di seetaan bés léegi bés daf ci am benn épisode boo xam ne bandi laa ci comme genre rôle Xabs laa ci mais boobu bandi tekkatu di laal mooy pilincu bi ñuy seetaanee pilincu Naar Diop ci boppam moo xool pilincu xool moom xool boobu la may doo gis xool ma si personnage bi affaire bi ñëw mu ne Alioune Ndiaye artiste bii fan la nekk kii doo ko indi mu ñëw jouer rôle bi nga xam ne ki ko rek Alioune Ndiaye ne ko mais pourtant yow wax nga dëgg man dama fàtte woon Moussa dama fàtte woon kii looloo ma dugal ci Xabs léegi bi ma ñëwee nag jouer rôle Xabs bi ma njëkkee ñëw Naar Diop dafa ne sama premier film mi ngi nii maa ngi doog a jouer film ne ma xaw ma la dama la seetaan télé mais dama am ci confiance ma bëgg ci kaw tournage bi ñuy tourné nii nga tàggat ma Naar Diop moom wax loolu ne ma bàyyi naa la ak sama bopp bon ci biir tournage bi nag ci laay coaché Naar Diop di ko coaché macha allah actuellement ne bokk na ci artistes yi gën a nekk au top mais Xabs li tax mu gën ma marqué Pikine mooy dama rôle boobu dama ko assuré ba mu jeex à 100% dama ci nekk original bandi doon ci bandi wane ci sama bopp wane ne man du ma mënuma théâtre sur scène kese mënuma wan ma soo fekk fa temps yi ñu ngi doon def ay théâtre sur scène di dem Sorano xam nga journée mondiale du théâtre dem nañ Kaolack fu ne dem nañ fa Sorano Grand Théâtre Kaolack Verdure fépp fu ne dem nañ fa may jouer sur scène ba gars yi xam ne man mi mën naa sur scène ma xam ne man sur scène am na lu ma ci mën mais boobu dama bëggoon wane sama bopp ci acteur cinéma mu ñëw doon acteur jouer lu bandi doon bandi fini ba pare ma assuré rôle bi ba dem nañ fi sax Mbour di tourner mooy fi may violé joor séquence boobu bi ñu koy tourner ci bâtiment bi guddi la kañ baa ngi fees télé mais dama pare ay saaga ndey rek laa doon dégg gaa ay góor yàlla ay mag di ma saaga parce que boobu déjà ni mu doon def joor di jooy moom it mu assuré ko macha allah ma koy nuyu sama jigéen boobu donc ni ma assuré rôle bi Alioune Ndiaye bëgg ci rôle boobu nday awlo waa Pikine xam ne joxe naa à 100% te Madior ak Dior foofu la mën nañu découvrir avant VIP sasi boobu laa commencé njëkk a def exploit bi ma ni ma ko assuré nag bandi bi ma doon su may seetaan sama bopp ma gis ne kon man ndeke bandi laa ndeke man mënu ma communiquer ndeke man mën naa bandi moo tax mu marqué ma te franchement Madior ak Dior dama ci marqué dama ci def exploit mu nekk loolu tax mu nekk rôle bi ma gën a marqué biir Pikine mais Pikine li ma fa si bari na moo tax Alioune Ndiaye mu gisee sama talent mu xam ne bon kii am na dara laa mu am confiance liggéey ak man waaw. mais ngay préparer li nga xamante ne moom mooy le 12 parce que tey ñëpp xam nañ ni macha allah seetaan naa si benn interview boo xamante ni mais grand li nga bëgg bëri na de parce que il paraît que grand bi moom bëgg na nekk transporteur grand bi bëgg na nekk producteur. grand li nga bëgg bëri na de parce que man dama la gëstu mais est-ce que loolu lépp nga bëgg a doon est-ce que dina bon du diis trop. tey jii may wax ak yow wala suba sax laa war a jëndaal beneen kalandoo tey jii ni maa ak benn maa ak ñaar mais beneen bi mi ngi woon garage parole tey jii laa war a jëndaal benn wala suba su ma gisoon léegi place bu baax bu ñu mën a def restaurant dama fay dem ubbi restaurant léegi wala suba su ma amee xaalis kaje day bëri pax su bëggee mucc te suñu milieu bi muy théâtre du biir day xëy wasin lu dul biir nag nga xam ne day xëy wasin kon xamoo kañ lay wasin tey mën na te ñun dañoo am benn nan laa ko mën a tuddee benn manque de chance laa koy wax mooy que Sénégal dañ lay génne comme Pikini production génne la wala Marodi nga génn toj ba nekk ci kaw dañ lay yóbbu ci benn niveau boo xam ne boo dof loo en fait di nga am problème
parce que film bi day jeex xam nga salaire bi dina am lu mu fatt gaa dina am lu mu mën dina doon dara mais du doon dara après doo am oto boo dawal comprendre nga nga war di jël tas da ngay am problème dugg car parce que Sénégal ñoo mel noonu ñoom da ngay yóbbu ci niveau boo xam ne pour ñoom waratoo dugg car léegi yow da ngay am problème en fait donc bu série bi jeexee te amaatoo beneen série boo tourné bu xaalis boobu jeexee foo jëm donc man li ma njëkk a def VIP bi ñu ma fayee sama salaire dama jënd sa benn calando teg moom lu may fattal donc taxaw sama label de production ba pare su ma gisee leneen dama ci dugg ndax kat li may wax rek kaño day bëgg di parce que su bëggee mucc te fii ñi nga xamante ni reconnaître na ne artistes yi ba war leen di teral bariwul wala bu ñu dee artistes yi la ñuy teral dañ leen bon dañuy xàjjale laa mën a wax mooy que ne tey théâtre pour nga gis ku ci mel ni Serigne Medoune Seye borom Tawfekh ma koy nuyu au passage di ko gërëm di ko sant li tax ma koy gërëm di ko sant dafa lu ma dara de mais tey su ma toogee gis ñu may benn artiste oto wala may ko kër man day mel ni man lañ ko may man noonu la ma yàlla bindee bi ma gisee muy may mën nubee oto mbay ñànk oto may dërëm gaajo oto gaaw may keneen Aline Mbaye dama ci bëgg parce que dama xam ne kii reconnaître na art bi ñu def ndax moo ma wax sama nopp de may dégg moo ma ne li may préparé parce que moo suñu borom mayee yéen artistes yi kenn dootu am problème location ba pare ne li ma bëgg mooy ku ci nekk dinaa ko may dinaa ko teral ndax yéen dañ leen war di teral te loolu du dara ñoom am nañ ko mais tey jii ngay liggéey ci benn affaire liggéey ci ba pare naan non c'est que c'est loolu laay bañ moo tax loolu lépp ma bëgg transporteur xam nga. mais mbokk yi grand bi li mu bëgg bëri na de macha allah mais grand. mais normalement li tax ma bëgg transporteur mooy sama papa laa koy sante man transporteur laa apprenti super laa woon moom laa xam maa ngi def théâtre nii de mais oto laa gën a maîtriser waaw oto moom mën naa la décortiquer li ko déggee cat bi ba cat bi li ci biir oto yëpp li ci nekk donc su ma duggee si transport war na ma c'est ça. kon dégg ngeen grand bi li nga xamante ni moom la wax mais grand li jaaxal nit ñi mooy question bi may tëjee balaa ñu ñëw si sa événement bi grand gisaguñu Sénégal acteurs yi fi nekk yëpp seen niveau bu ñu am pourquoi gisaguñu Sénégal benn acteur boo xamante ne comme exemple ni nga waxee Pikini Mbarodi Evenpro acteur boo xamante ne dañuy jéejee gis ko soit Nollywood wala Hollywood ñu gis leen foofu ñu xam ne kat Sénégal acteurs yi fa nekk commencé nañ yëg benn niveau lan moo tax ba léegi loolu gisaguñ ko Sénégal. loolu moom du ma mën a xam lu tax man damay jàpp ne mbiru suñu borom la daa jotagul grand nit a ngi yóotu benn affaire fekk gënul ci moom nañ bàyyi xel ci yàlla grand am na ñoo xam ne ñoo ma njëkk ci aar bi fop njëkk ma aar géej maa la njëkk génn mbir yàlla la loolu du ma ci wax dara ne diw la suñu borom la doonal acteur bi gën a aay ba warul jouer Nollywood doo fa jouer loolu tamit il faut ñu ci bàyyi xel. mais dégg naa grand seen aar bi dafa xaw a garaaw de affaire yi si biir du ma dem non jalousie bi am ci biir liggéeyante bi am ci biir xam nga sa waay waruma gën a siw yooyu dañ koy gis si biir. waaw man moom barki Serigne Saliou Mbacke ma yaakaar musuma toog ci Serigne yóbbu turu kenn te su ma ko namee def jour boobu yàlla na suñu borom rey wala mu yóbbu mu génne ma ci aar waaye su aar bi ma nekk su may génn maay raw Modou Lo ndax li nga wax dëgg la day am yàqante bi day am Serigne ci bi day am loolu du sax théâtre loolu d'une manière générale Sénégal muy bëre bi way bi fecc bi commerçant bi marché bi oto yi fépp la nga xam nga la moo lay musal xol bu sell la di jàpp lu julli foo toll protéger sa bopp boo ko defee rek di nga am jàmm waaw mais nag moom du fi jeex moom léeg-léeg moom nga daan dem ci spectacle sur scène dugg ci coulisses yi fekk fa ay neenuñu xaati mag fekk fa ay njaq xam nga ay gis doo comprendre mais nag moo man du ma jàpp ne lu ñuy def nit la damay jàpp ne peut-être nit ki lu muy kuy protéger wu la rek ndax ñaan dafa baax yeneen bi sax da ko digle ñaan dafa baax. kon mbokk yi xarit yi gis ngeen mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Meissa Thiam VIP Sañse macha allah dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni moom la wax mu nekk ay kaddu yoo xamante ni kaddu yi am solo la muy préparé nag benn événement bi nga xamante ni le 12 juin incha allah mu nekk événement boo xamante ni damay wax ni Meissa moom bu xewlee moom du ma wax rek doomu banlieue mais képp koo xamante ni parce que ñoom yàlla dafa def ñuy def métier boo xamante ni dañuy bégal doomu aadama yi te ñiy bégal doomu aadama yaa naa bu ñu xewlee képp koo xamante ni rek mës nañ la bégal rek war nga leen wuy si tey ngay ñëw ci événement bi nga xamante ni le 12 juin incha allah événement bi nu mu nar a demee. waaw événement bu moom ni mu nar a demee moom xam naa ne bu ñu koy wax fi damay ragal émission bi du da ngeen may mujj dagg ndax li ñuy wax man damaa bëri ay soppe macha allah rawatina diaspora bi banlieue bi Dakar Kaolack Thiès région yi foo dem ngumba ngeewul man dama bëri soppe ba xam ko li tax nag loolu xëy na peut-être façon bi may doxal ak ñoom la mooy modeste naa wàcce naa sama bopp tu vois kon spectacle bi moom li ma la mën a xamal ci gàttal pour ñu tënk dina yaatu ba jaaxal ñëpp ndax benn artiste boo xalaat Sénégal wax naa ko
Saneex Jojo Cheikhouna Tan Bombe Cheikh Mbacke Niass ñànku Mëndume Dërëm Kaajo artiste booy xalaat fii Pod et Marichou waa Even Prod koy xalaat fii ci àdduna xanaa su ma la ko waxul dama amul sa numéro te incha allah rek balaa boobu ñu ko yëgul ñëpp nuñu ko yëg ba ci per Dembi Fall per Matar Fall Guèye Teranga ñëpp laa koy yëgal ñëpp képp koo xam ne rek artiste comédien nga wala comédienne woo naa la ci sama bés boobu mooy le 12 juin incha allah damay def sama lancement wu label de production muy Keppaar gi Events Vision di ci woo ñëpp di ci wax ne bu ci kenn am lu muy ragal y aura plein de sécurité incha allah dina am la police ndax police golf ma leen nuyu au passage sama xarit yooyu daji samay nit di ma seetaan di ma béggee di kontaan ci man di kontaan ci li may joué samay xarit lañ Sidi yaa ñoom ñëpp danaa indi sécurité bu doy dinañ ko organisation bu jaar yoon dina am ay barrières du am cambal ndax fooy dajale ndaanaan yu mel noonu ci théâtre ay Père Mbaye Ngoné Mbaye ñooñu foo leen dajale ci théâtre non war nga fa def organisation mucc ayib jox leen seen wàccuwaay ndax kat ñu wax ko ñu bañ ko wax ñooñu du ñu n'importe qui ci dëkk bi kon ay porteurs de voix la nañ leen ñaanal waa Sen TV danañ ci ñëw ba ci yéen site internet yi moom dana yaatu boo xam ne tey képp ku fa ñëw di nga xam ne Meissa Thiam mi foyewul bësam bi kon nag ñëpp bàyyi xel ma ci woo àdduna di ci woo nag Lat Diop gaynde géejawaay gi moom mi nga xam ne mi ngi jàppale banlieue bi permis yi xam nga di jàppale jeunesse bi ba pare jege jeunesse bi di woo ci woo tamit Serigne Mbirum Sey borom taw fee nga xam ne bari ki dem rek ñu ngi déggante muy ku baax ku ef taalibe Serigne Saliou bi ndekete moom cooli moom xel comme la jàngee sama mbokk taalibe la ndongo daara la ndongo tarbiya la kon Serigne Mbirum Sey moom baax rek la mën a def en fait di ko ci woo di ci woo sunu pa Amadou Fall bi dëkk golf nga xam ne moom mi ngi bëgg mairie golf pour mën a dimbali jeunes yi di ci woo Pape Fall bu borom Bambey di ci woo képp koo xam ne Mame Diarra Fam sama xarit la dañuy déggante maa ngi ko ci woo di ci woo sunu député mag bi Serigne Bara Mbacké Dolli moom it suma papa la suma xarit bañ ma ko présenté ba léegi heure ma ko woowee daf may décroché ba keroog bi jour bi mu war a dem umra daf ma ne maa ngi nii di waajal dem aéroport su ma ñëwee nga woo ma donc maa ngi ko ci woo di ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog Cheikh Omar Mbaye sama xarit di ci woo nag waa VIP sañse gépp di ci woo Aliou Ndiaye borom Pikini production waaye nag du bu fàtte sama ami d'enfance yi nga xam ne ba ñuy xale ba tey ñooy ànd ñu nekk ñoo xam ne bés bu ngeen ñëwee la douze di ngeen leen xam ñu nekk ñoo xam ne ci man su may wax ci ñoom du ma xam lu may wax sama ami d'enfance lu jafe laa lay wax ñu foondoo ba nañ toll nii kenn du dem bàyyi sa morom lu waaye am nu mu mënti toll da nga ci gis ñëpp rey seen bopp sama xarit yooyu nga xam ne sama ami d'enfance lañ ñoo ma gënal lu ma mën a am ci àdduna gannaaw sama papa ak sama yaay ak sama sëriñ ak suñu waa kër ñoo ma gërëm ndax dañ maa teg foo xam ne man damaa xam ne nangul nañ ma aar bi may def nangul ma sama talent bi ma nangul ma star bi ma doon ba tax lu ma bëgg dañ ci taxaw kon bés bi ñoom ñoo ko jël en charge mun su mën naa ne sax bés bi dafa ma dara ak suñ benn grand bu tudd Vieux 6 nga xam ne moom mi ngi liggéeyee foofu nga xam ne fa lañ jënd matérielu askan bi nga xam ne lu waaye bëgg ci matériel estrade lu pëjëb lu mënti doon boo defee demande ñu abal la moom ku soxla matériel yooyu noonu ci moom ngay dem moo la koy doxal ne la kaay nga jël si ko kon maa ngi ko ci woo di ci woo ñëpp di la wax ne daal le 12 dina xumb dina neex dina dagan ak Meissa Thiam sëkk di leen ci woo nag yéen waaw di leen ci woo ndax borom Waalo Couture sama xarit Pam Moussé moom sponsor leader la ci moom sama waay la daf maa woo ba mu ñëw mun a man sama communication yow laa ko jox loo ma wax laay def loolu yombul moo tax maa ngi ko ci woo bu baax a baax di ci woo ñëpp man daal le 12 daal dina xumb dina def na dagan di ci woo ñëpp nag à partir de 19h ndax reer yaa nga fa ku ñëw 19h di nga reer bu suur ndax sama benn xarit moo jógee Côte d'Ivoire mooy sama invité d'avance yi ma leex dégg ma waxe ay damay togg ay reer dégg ma naan ay 10 ginaar ak 30 ginaar ak 40 ginaar mu ne mu luy loolu nag la ma jëndal déggoo ma de nag dafa ne bàyyil ginaar yi mun na bañ a doy nañ tër nag ma ne ko non maar nag mu ne ma nag la ñuy rey damay jënd nag bi kon ku ñëw 19h di nga ko fekk reer ndax damaa bëgg 20h pile ñu def mise en place bi 21h spectacle bi tàmbali bëgg naa minuit su ma amoon li ma gënal minuit ku ci nekk dugg sa kër wala au maximum 1h du matin ndax bëgguma fitee nit ñi donc nañ ñëw 21h ndax ku ma xam-xam ma ci rendez-vous 21h damay démarrer de ci kàttanu yàlla ku fa ñëw damay pareil bu ñëw ci diggante bi tamit boo ñëwee moom fekkee di ci woo Leyti Fall suñ président Pape Faye président ARCO national di ci woo Yves Fall di woo président ARCO Tëngéej su sama yaay ju baax jooju di ci woo ñëpp bés baa ngi noonu daal yaatu na waaw yéen tamit maa ngi leen ci woo ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun ñi ngi ci biir incha allah ñu ngi ci biir mbokk yi xarit yi gis ngeen tey li moo nekkoon seen émission Top People tey gis ngeen ñu dalaloon fii ki nga xamante ni moom mooy Meissa Thiam macha allah
dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni moom la fi wax ndaxte wax na ko ci biir waxam bu ñu jàppee li nga xamante moom la ci wax mooy nit ci loo mënti nekk rek sa xol na rafet sa xol su rafetee rek yàlla mën na dimbali lépp looy yóotu rek mën nga ko jot parce que wax na ko ci biir waxam nit di nga ko fekk ci métier nga ñëw romb ko fekk li tax nga romb ko rek mooy xol bu rafet ak sérieux te loolu c'est très important ñu nag ñuy am mbégte bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la ñu dalaloon fii ma bàyyi rek nga tàggoo ak soppe ak fans yi ak internet yi. waaw di santaat bu baax ñëpp rek di gërëm ñëpp di sant suma yaay di ko ñaanal mu jóg fi mu tëdd ndax dafa xaw a tawat di sant suma papa bu baax a baax di sant ñëpp képp koo xam ne yaa ngi bëggee Meissa Thiam mais yéen tamit maa ngi leen sant bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw sama kër di leen ci féliciter di leen encourager di leen ñaanal seen télé bi doon télé bi gën ci télé yi di mu dem ba fooxee ngeen am ci lu fooxee seen jot di sant ñëpp di sant monde entier di sant sama sëriñ Salim Digal Thioune di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ko wax ne lu nu am moom la lu nu mën moom la moom ak waajuram bu baax boobu di sëriñ Béthio Thioune jaamu sëriñ Saliou di ñaan yërmandeem gën a sotteek suñu jëm yi tey sant àdduna di gërëm nag ñi nga xamante ne nii ñi ngi liggéey ak man Fatima Sané Safiatou Karim Mbaye Cheikh Mbacke Niass Lamine Mbodj maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi jàppale Meissa Thiam ci liggéey bi di wax ne di leen jox dig daje nag le 12 incha allah gërëm beeg sant bi danañ ko fa gën a yaatal. kon mbokk yi xarit yi dégg ngeen le 12 incha allah gërëm beeg sant bi dinañ ko fa gën a yaatal incha allah waaye di ko wax ni incha allah aussi le 12 IM Télé bu ñu ñëwee su ko defee IM Télé bu ñëwee ñi fay ñëw dinañ xam ni wala boog Sénégalais yëpp dinañ xam ni IM Télé ñëw na ndaxte macha allah mbir mi xam nañ ko maîtriser nañ ko tax macha allah internet yi dañuy bëggee lu baax a baax di fa laa jaar rek di nuyu sama mbokku waalo yëpp ak sama mbokku bambara yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu nag ñi nga xamante ne tey ñoom laa àndaloon muy ki nga xamante ne moom mooy asu nag dañ ko fi wutal tey tur bu bees ak ki nga xamante ne moom mooy Pa Issa ak Buuna waaye mbokk yi xarit ñuy jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Meissa di wax rek le 12 incha allah damay wax rek comme ñun yàlla def na ay doomu banlieue lañ képp koo xamante ni doomu banlieue nga le 12 incha allah ñu ngi lay woo nga ñëw ànd ak ñun ci bis boobu nga xamante ni damay wax du ma wax du bisu Meissa mais bisu doomu banlieue la te banlieue ñëpp xam nañ leen si sot kon rendez-vous bi le 12 incha allah à partir de 20h na ñëpp ñëw su ko defee nag ñu wan ni Sénégal art si banlieue bi la nekk ñu leen jox rendez-vous beneen yoon ak seen beneen émission Top People jaajëf.